maa ngi lay ziar jërëjëf Yves xanaa dañuy sant yàlla rek di julli ci alayhi salaatu wa salaam di ñaan yàlla sàmm suñuy wayjur te sàmm wayjur yëpp di ziar ak ñaan alxalifa Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla sàmm ko te doole ko ci dara yi l'islam waaye may ñaanal sama buntu ci Cheikhul Khadim di tabib rijalillah Mawlana Cheikhna Ibrahim ibn Serigne Mbacké Madina di ñaan yàlla defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim CNG bu bees taxaw na Alioune Sarr tàggoo na ci tàggoo bu rafet après 24 ans yoo xamante ne que yàlla def na mu jiite la CNG malgré tout liggéey na fa liggéey bu rafet ak ku xam ni làmb di doxe ak ñi làmb méttee bu njëkk Yves dama wax ni nit promoteur daan na tëggloo daan na bëriloo mbër ba làmb ja jeex promoteur ba ne fes daw promoteur daan na am ay problème donc bu fekkee ni Alioune Sarr ak équipe am depuis 92 ba léegi encadré nañu làmb ba mu mel ni mu war a mel kon lu mën a am dañ ko war a gàcce ngaalaamaal waaye aussi di gàcce ngaalaamaal le ministre des sports monsieur Matar Ba li tax bi lii amee consulté ni couche làmb yëpp moo xam communicateur moo xam ancien gloire moo xam journaliste moo xam la presse sportive écrite ñun ñu nekk ci internet bi ñi xam làmb entraîneurs yi managers yi ñëpp la consulter waxtaan ak ñoom ci làmb jël nañu tànn ki nga xam ne moom mooy Bira Sène moom nekkoon CRD bu Kaolack jiite woon lutte simple ba mujj gi ñu jox ko lutte avec frappe ci CNG bu Kaolack donc ministre bi li mu wax it leer na dafay mbir yi dafay changer mooy benn léegi ku jiite CNG ci ñaari at nga koy diriger yow ak sa équipe loolu day avancé la bu majeur mooy que 2 ans boo fa toogee boo doxalee ak boo doxalul da ngay pousse sa morom ñëw toog élargir na aussi équipe bi ndax dugal na ci ay ñoom Manga 2 dugal na ci ay ñoom Doudou Diecko dugal na ci ay ñoom Yaxya Diop Yékini ñoom HBK kon donc ko yaatal na maintenant nag est-ce que Bira fera mieux que Alioune Sarr la question est là. voilà moo tax ma ne Bira fi mu ne nii yan bi ci moom la gën a diise parce que li fi Alioune Sarr def c'était pas évident ah 24 ans lamb ak coowam lamb ak bruam li fi jaar violence bi ci lamb problème mu arbitre yi problème ménager yi nanga ma naam loolu lépp nga remuer terre et ciel ba gérer ko c'était pas évident mais en tout cas ak lu mën a am li la ministre wax rek mooy Bira kese mënul gérer dafa am toute une équipe bu nekk ci ginnaawam di ko jàppale même ñun ni bokkul ci équipe bi sax war nañ ko jàppale kon donc ñun ñëpp dañ ciy jéem a dugal suñu loxo te xam ne buñ ko jàppalee su amee réussite lamb moo am réussite donc gisuma ni que dañ ko war a mettre les bâtons dans les roues man daal li may wax mooy nañu gën a yaatal gis nga barki dem Kéba Kanté mi doon xëccu sax taxaw ne kat Bira nañu ko jàppale donc moom tamit muy jeune bu gëm boppam jeune bu ñime. loolu est-ce que nekkul surprise aussi ci axlu lamb parce que Bira kenn xalaatu ko woon. nit ñi Aziz Ndiaye doon xalaat. wala Kéba Kanté. wala Mohamed Ndao Tyson wala keneen mais moom surprise bi la woon. waaw mën nañu wax ni que surprise la xam nga li ñu war a préciser ci problème Mohamed Ndao Tyson mooy Tyson n'a jamais demandé Tyson n'a rien demandé mooy nit ñi ñoo doon supposé ci moom mais quant à Bira man mi surprise la ci man wax dëgg yàlla yoon ci bi ak keneen mais quand même ministre bi mooy xool ki ko doy ak li ko doy donc su fekkee ni que jàpp ni que Bira moo ko doy amul problème mais seulement li ma koy ñaaxee rek te wax naa ko waxati ko mooy que nañu changer le système bu ñu changer ay tête rek non nañu changer le système te gëm naa ne que ils veulent changer un système parce que fi mu njëkkee changer le système rek mooy ku fi toog ñaari at nga fiy toog. maintenant amul vote. non 2 ans dem. 2 ans dem seen waaw donc loolu maanaam avancée bu majeur la bu majeur. Bira bu fi defee 2 ans bu defule day pousse keneen ñëw toog ainsi de suite affaire yi continuer. d'accord kon loolu mën nañu jàpp ne mën na doxal la. maintenant ñu ñëw ci actualité bëri seen bopp
gis nañu ne ay combat yu mag bu doon Covid bi waral na ñu toog presque 7 mois wala 8 mois yoo xamante ne. combat yu ci bëri dafa mujj taxaw bu ci mel ni diggante Modou Lo ak Ama Baldé ak jafe-jafe yi nga xamante ne nit ñu ko lay amoon na ko mais gis nañ ne ay combat taxaw na ci diggante bi moo xam diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène diggante Tapha Tine ak Boy Niang. diggante Bombardier ak Balla Gaye en tout cas mooy combat yi nga xamante ne moom la ñu gën a ràññee jàpp ne ay tête d'affiche lañu. sa xalaat ci déjà ci combat bi nga xamante ne dañ doon xaar diggante Bombardier ak keneen wala revanche Bombardier ak Modou Lo wala ñu xaar. Balla Gaye Gris Bordeaux mais ñu gis Bombardier ak Balla Gaye ñëwaat mu nekk revanche boo xam ne kenn xaaru ko woon. waaw xam nga mës naa ko wax ci benn organe ne leen Gaston day clignoter gauche nga defee ni fa la jëm mu jàdd droite saa bu mbër dugg ak moom ci duel rek am na plan B bi ma koy wax xëy na neexul woon Fassman yi parce que benn je voyais un peu anormal Gris Bordeaux n'est pas n'importe qui, c'est un professionnel ci li ñu gëm dama nekk le président des lutteurs en activité bokk ci université bu toll ni Fass ay ñoom Abbas Ndoye ay ñoom Moustapha Gueye ay ñoom Mbaye Gueye Tigre de Fass ay ñoom Moussa Ning donc pour man est-ce que négociation directe waroon na am ci digganteem ak Gaston ba ngay jël 3 millions jël 4 tey jël 5 jël 2 foofu la mbir mi njëkk gàll gaucher parce que erreur bi yëpp loolu moo ko jur parce que si Gaston dafa bu fekkoon ne que dafa négocier directement ak écurie Fass avance la leen di jox ñu signal ko contrat su paree ñu jox mu joxe seen reliquat loolu la Fass di fonctionner mais su fekkee ne que mbër mi tu as mis les charrues avant les bœufs dem mu jox la 3 jox la 4 jox la nang ba coow li ci am ci donc noonu la mën a mujjee bi ñuy wax ndeyaa leen su fekkee Gris dafa ni du bëreel Gaston contre Balla Gaye nañ jàpp ne que combat boobu tàbbi na gi ndax man boobu je savais que ne que Balla Gaye a été verrouillé donc bi Gaston xoolee xam ne lii mënatul nekk coow li bari na ci la tëgg combat Bombardier Balla Gaye te effectivement combat Bombardier Balla Gaye combat bu am enjeu enjeu bi mooy Balla Gaye bi ko Bombardier di daan il était le nouveau roi des arènes bëree fekk Yaxya Diop Yékini nangu couronne bi ci moom première sortie mu dal ci Bombardier moom tamit nekkoon un ex roi des arènes donc combat bi double enjeu la am ci ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye enjeu bu njëkk bi mooy dañ ko daanoon bi ci topp mooy couronne bi la ñu foqati woon ci moom mais Yves combat wu dafa am lu ci am benn sew lan la Balla Gaye di viser ak fu mu jëm ci Bombardier. Balla Gaye viser wul la personne de Bombardier Eumeu Sène la soxla jàppal sama wax ji Yves Eumeu Sène da ko daan 2 fois mu nekk loo xam ni mënul rees ci moom mënul rees donc bu fekkoon nag Ama Baldé tey dafa bëreeg Modou Lo am ci nam nekk le roi des arènes du bëreeg Balla Gaye loolu on est d'accord Lac de Guiers Eumeu Sène su Lac daanoon Balla Gaye du bëreeg moom mais su Eumeu Sène daane Balla Gaye dina bëreeg moom ak bu daanoo Balla Gaye dina bëri ak moom parce que revanche boobu la bëgg a leeral. donc Balla Gaye fu mu nekk nii demul ci outil roi des arènes fu mu nekk nii. déedéet revanche am lay récupérer. waaw xam nga digganteem ak Bombardier amul couronne yaa rien donc ñaari option yi moo am su fekkee ni Ama Baldé dafa daan Modou Lo comme par exemple Balla du bëreeg moom dootul dégg roi des arènes su Modou daanee bu ko neexee moom it position bi Balla Gaye am ak Eumeu Sène la Modou Lo di am ak Eumeu Sène mooy Balla daan na Modou Lo 2 fois Modou bëgg a gome loolu Eumeu Sène daan na Balla Gaye 2 fois Balla Gaye bëgg a gome loolu waaye kan lay dajal est-ce que Bombardier bi mu dajaloon lay dajalaat attention parce que ci diggante bi Bombardier dafa pratiquer sport bu ñuy wax MMA gën a violent gën a agressif gën a mën a xeex. mais ci d'après ñu déggee waa kër Balla Gaye yi. dañ jàpp na ñoom day yomb ci ñoom parce que Balla Gaye bi ñu bëreeg Bombardier. nekkul woon Balla Gaye bi Sénégalais yi xam nga ku la ni su ma dajeeg Bombardier mu yomb day wax lu dalal xelam Bombardier n'est pas n'importe qui Bombardier daf fi daan champion yëpp loolu il faut qu'on le dise
xale yu jafe daf leen. xale yu jafe yëpp daf leen ñaari défaite la fi am. donc Bombardier n'est pas n'importe qui. mbër mu qualifié la mbër mu mën a bëri la. mbër mu am doole la mbër mu am fit la. keroog seen jàkkaarloo bu njëkk dafa ni bi yoon dafa ni bi ma ko daanee dafa ni woon dafa feebar. mais bi yoon dama koy lekk. terme boobu keroog la maanaam gis nga ko seetaan nga ko ci ring yu mag yi. donc est-ce que ci diggante bi lan la yokk est-ce que li mu yokk Balla Gaye outillé wu na ci loolu. Balla Gaye dama wax ni c'est le lutteur le plus redoutable de l'arène. mais ki muy dajeel tey mën nañu wax ne que titan la. ku mën a bëre la te ku bari doole la te ku mën a xeex la te ci diggante bi yokk na ci violence ak agressivité loolu moom lu leer la. est-ce que du risque ci Boy Niang tey pour Tapha Tine frère carrière. xam nga kooku diggante sàkkande la ak ñor tab bi keroog bi ñu jàkkaarloo Boy Niang daf ko ni ñor tabee gën gësëm Tapha Tine na ko sàkkande mais ban Tapha Tine lay dajel ak ban Tapha Tine moo bëre woon ak Yékini Junior Tapha Tine dafa bëre ak Bombardier combat bu metti dal ci Balla Gaye échec erreur coaching dab ko ñu bàyyi ko mu dugg ci TNT bi te TNT bi mu ciy dugg bien vrai que du woon place am ci époque boobu ñaareel bi ña fa nekkoon ñëpp jàpp nañ ne que Tapha Tine mooy favori ci kaw Zoss ci kaw Gouye Gui ak ci kaw Ama Baldé yàlla def mu daan Zoss dal ci Ama Baldé daan ko mu bëreeg Gouye Gui daan ko keroog bi ko Ama Baldé daanee dafa jooy keroog jooy yu metti ndax xam na ni combat bi mooy combat bi koy indi li ji problème ci carrière am effectivement combat boobu moo ko indil problème ba mu redouble waat dal ci Yékini Junior ab ginnaaw bi ñu bëree ci kalaafu 2005 ba bi muy bëreeg Yékini Junior ñëpp xamoon nañ ne que daf koy daan donc bu yeggul tey bu mënatul yéegaat ndax su ñuy Tapha Tine dafa coincé wu mënatul fekk ñoom Modou Lo ñoom Lac de Guiers ñoom Yékini Junior ñoom Bombardier donc il est obligé que mu rétrograde waat dal ci xale bi ko rëg-rëg dëkkoo keroog tuuti mu jooy parce que gëm na ni que rëg-rëg jëfugu fi lu mu war a dajak moom foog mu dal nag ci booy bu saf-sap foog mu dal ci booy bu taqee di càppaacoli bi Boy Niang ndax Boy Niang attention ñi mu maasi loolu ñëpp daan na leen benn échec la am mooy ci digganteem ak Lac 2 di premier examen ci poids lourd yi donc mu ngi ci deuxième examen Tapha Tine nekkaat ci nouvelle relance mooy Tapha Tine su daanee Boy Niang day yéegaat fa mu nekkoon mais catastrophe yi mooy su ko Boy Niang daanee. parce que Tapha Tine demoon nañu sax ba classé ko ci ténor yi. non ci ténor yi la sax la bokk mais tey su Boy Niang daanee Tapha Tine lan mooy am. Boy Niang Tapha Tine dellu gannaaw Boy Niang yéeg te boo Tapha Tine il sera obligé de bëre ku mel ni Reug Reug il sera obligé de bëre ku mel ni Gouye Gui waaw donc mënatu ci dara waaye Tapha Tine ponkal la moo xam ne il mesure gàtt 3 mètres il pèse gàtt 180 kilos ku mën a xeex la te mbërum séeréer la am na gannaaw reefaan la dëkk. te dafa mel ni yeewaat na ci làmb. yeewaat na ci làmb mais li may ragal benn bi Boy Niang di bëri moo baaxul ci punkal mooy damier boobu mu lay tegal ñaar lay jur da lay juumloo mbaa nga dàq ko bugg ko jàpp mbaa nga bugg ko duma te ñett yooyu boo ci def juum. ci diggante ak Sa Thiès. waaw Boy Niang boo ko gëddee ñàkk boo dawee topp ko ñàkk soo benn lee ak moom juum waaye lu muy wax ci làmb jooju ba Tapha Tine neutraliser ko Tapha Tine bés bu loxo càmmiñam jàppee Yves ci ngemb Boy Niang keroog Boy Niang aura tous les problèmes du monde. d'accord.
defe naa ne combat boobu leer na. ñu dem ci diggante revanche su Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène. risque la ci Eumeu Sène. parce que Lac dafa fu mu teg bëtam ba tey. parce que wax na ne moom roi des arènes bi lay visé. Eumeu Sène aussi dafa nekk pratiquement mën na ne ci fin de carrière. parce que amatul lu muy wane ci làmb. ndax daje na ak ñëpp. waaw Lac 2 dafa ni combat bu mu mën a am biyee ko ci dàqal. ndax ñoom ñaar dañu bëri ñaari yoon. benn bu ñu bëree xeex bu metti waroon dajewaat sur un combat de la clarification ñu daje deuxième fois Eumeu Sène gitaar ko daan ko Lac nee na ci Eumeu Sène la déggee muñal donc neex naqari foog mu fayu Eumeu Sène empereur la biir Pikine yoroon na it aussi couronne bi ndaama la boo xam ni ci taay bi mu am moom njool bëri ci ak moom te toggoo ci say tànk dana jafe ndax foog nga obligé wàcc ba tolloo ak moom booy bagaar ak moom mën na la atteindre te doo ko atteindre au moins nga wàcc ba tolloo ak moom te ku mën a mbapat la mbër la moo xam ne bu nekkee ci ay jouram lu mu mënul ku mu mënul daan amul ndax mën na xeex mën na bëree te am na calcul lu bëri la dégg nga keroog bi ko Baye Balla Mbuub suñu benn confrère bu BFM laajee ne ko gars yi nee nañu da ngay xiiral ba boo ñëwee ci làmb ji après doo fa def dara keroog il était un peu énervé mais moom aussi il reste sur sa position mooy balaa may dem day leer est-ce que làmb comme seen combat bi loolu moo koy jeexal moom moo bëgg revanche moom Lac 2 moom moo soxla leeral moom moo soxla ndam Lac 2 ba ñu xamoon ba mu ànd ak Pape Mama Lac 2 ba ñu xamoon bay daan ànd ak Mama Fall Lac 2 ba daan ànd ak Alioune Seye 1 Lac 2 boobu nga xamante ni que cërix carax mu jëflante ak yow Lac 2 boobu la ñu bëgg a gis nga xam ne buñ ñëw runkum daje ñoom ñaar carte gi leer moom Eumeu Sène buñ ñëw runkum daje rek la amoon seen premier combat ba dana amat danañu xeex danañu bëri ndax Lac c'est un puncheur Eumeu Sène c'est un guerrier du daw dellu gannaaw nàccal ko ci combat du tax mu dellu gannaaw. alors ñu ñëw ci combat Modou Lo ak Ama Baldé mais est-ce que aussi du risque ci Modou Lo tey war a jël ku mel ni Ama Baldé yor roi des arènes actuellement nii te yàggagul ci yow war a jël Ama Baldé xale boo xamante ne li mu gis mooy daan la rek la gis waaye ñoom ñaar dafa am lu leen boole man mii laaj ñaa ko magam Jules Baldé mu ne effectivement bëri nañu Modou daan ko mbapat kon ce qui veut dire que ñoo bokk même génération Ama dégg nga ci ay propos mu ne ko Modou tey yow bu ñekkoon ay màggat maak yow ma séen la sax ngay doxee beeke bu ñu dajee man ak yow dinaa nangu say beeke sànni ko bëri ak yow kon cela veut dire que revanche bee nga ci xol bi mais attention la daroon Eumeu Sène ci bëgg a bëri Modou Lo kurtoo kur daan ko bu mu ko dal xam nga des fois dama wax ne analyser làmb Sénégal dafa metti Eumeu dama jàng communication moom Modou Lo ne Eumeu mii ma gis li mu def ci xel mi bu jugul ci moom il la des maanaam de sérieux problème te loolu warul daal Ama Baldé Ama Baldé sëll bu ndaw doomi faalaay la baayam bokkoon ci mbëri firdo yi dàqoon bëri ci réew mi amoon doole amoon ngemb lool gëmoon culture am moo loolu di doomi bàyyi góoram formé woo Corok énergie ba nga xamante ne que fa la ñoom Moussa Dioum nekkoon ñoom Zos ñoom Garga ñoom Mbës ñoom Balla Bay 1 ñoom jëf jël écrit ba xar dem Rock énergie dem mu jur parcelle mbooloo jur dóor dóoraat moo du toog Rock énergie di mbër moo xam ne damay wax ni guddul rëyul mais phénomène la xarnu bu ci nekk day am phénomène ci làmb Modou Lo il est le lutteur le plus aimé il est le lutteur le plus populaire yàlla moo ko may loolu te ñàkkul faydi ci bés amul complexe ci bés ku am fit la ku mën a bëri la Modou damay wax ni bëreegul sax ba tey Modou ma nga xamoon Yves ca ba muy dajeek Paul Maurice Modou ma daje woon ak Issa Pouye
Modou ma daje woon ak Boy Kayre am fit bari doole mën a bëri loolu doot buy léew toog yow jël kanam gi sànni ko ne la mel ni gisu la nga dajeek moom muy waaf ci ay tànkam di wàcc di pivoter di dem gauche ak droite Modou boobu la gars yi nam waaye na def très attention xale bi muy dajal yorul ngembal gone Ama Baldé ngembal baayam lay ngemboo ci làmb am na fit am na doole te sàcc li ci bëri mooy li nga dul sóor ci bëri rek la lay def na ko fi Malick ñoo def na ko fi Tapha Tine li nga dul sóor ci bëri rek la lay def soo ñëwee ni tey day xeex bu arbitre ne prib génn sa diggante boo sëggee centimètre mu ngi ci say tànk donc Ama li gars yi ñam la bëgg ñam mooy Pikine couronne bi dugg na fa ñaari yoon Mooma Ndaw Tyson ñam na ko Eumeu Sène ñam na ko moom Ama moo ko war a ñam dugalaat ko biir Pikine te loolu la dig waa Pikine waaye est-ce que neex a faral dimanche mii ma xam est-ce que pare na pour bàyyi couronne bi en tout cas combat la bu neex lay doon waaye bu ñu fàtte ni Modou ku mu tollool taay ak taxawaay balaa ngaa génn ci moom wax lu set wecc waaye moom it Modou mu ngi dégg bëri xale bu doot xale bu bëgg li mu yor xale bu ko yàgg diir xale bu ko soxla damay wax ni événement boobu ren la xaw ma diwen waaye il sera l'événement de l'année te ku koy tëgg it ku koy tëgg du cuune chef waa Ligue Nicolas ku xam événement la ku mën événement la ku mën a doxal bés la waaye combat daal boo xam ne na nga jàpp ni Yves tàkkusaan googu day des ci histoire làmb ba këru àdduna parce que banlieue la Modou mu bàyyee koo Parcelles jaar ci corniche bi fële croisement Cambérène jàpp arène nationale Ama Baldé buy jógee Pikine du jël oto day dox bu ko neexee teg ataaya day dox 14h wala naan léwal deuxième ñoom Boy Niang dar ko ñoom Eumeu Sène ñoom Sokh ñoom Mame Balla 2 ñoom Jet Li booy Pikine yooyu dar ko ak mafia am boobu mu waaxu ndànk dox jéggi corniche bi dugg biir asat loolu leer na maintenant ñu ñëw ci actualité semaine bii passé dañ doon wax ne le vendredi de tous les dangers Wally Seck war a tëgg Timis entrée 30 000 Sidy Diop war a tëgg 5 entrée 10 000 démb comme ni nga ko waxee gars yi moom lañ tuddee woon vendredi de tous les dangers man démb dem naa Timis Hôtel le Golden Boy la Faramaren doon def première sortie depuis mois de mars ak léegi doon entrée 30 000 table yi ñu ngi ko doon jaay ci 300 000 yi ci 1 million public am ñëw wuy si ko ak doole nag fees fa del di confirmer ba tey li mu bëgg ci musique sénégalais parce que soo waxee daan musique sénégal dama ko war a téye donc fii Youssou Ndour nekk moom jàpp na ni que foofu la war a yegg dem ñu gis un Wally Seck bu serein un Wally Seck bu épanoui un Wally Seck bu confiant waaw non bés jaaxalatu ko ñëw indi fa ambiance bu doy waar ak orchestre boobu Ramdaan ñëw def lu neex man bi ma fa jógee ci laa dem Five bi ma ñëwee Five tamit aussi Sidy a assuré comme ni mu ko promettroon ay fansam mooy que ñëw leen dana fees dina am ambiance effectivement am na ambiance booy bi ñëw na fa ma gis benn Sidy Diop boo xamante ne que il a grandi benn Sidy Diop boo xam ne il a mûri benn Sidy Diop boo xamante ne que commencé na nag am fit parce que moom tamit am na fi mu tëgg bi tam mais quand même showbiz Yves dafa am nu muy tëddee nit ki suy def dara bëgg a dem day xool ka nekk ca kaw du dëgg. comme li dal Pape Diouf ak Wally. dégg na non déggoo nañ fi sax waaw déggoo nañ fi sax Pape Diouf Youssou Ndour voilà dégg Aliou Mbaye Nder Youssou Ndour ba mu yàgg ñu dégg Pape Diouf Wally Sidy Diop noonu lay demee musique le showbiz la mais ak lu mën am lépp war na mën a jàll ci jàmm ak ci dal des fois damay xool sax yenn commentaire des fois damay xool dama naan sénégalais kon ba tey xamaguñu lan mooy musique ak lan mooy showbiz du affaire de xeex du affaire de saaga démb dem nañu ba au coup de 5 heures du matin jékki-jékki am ko fa pompe à gaz
muy affaire bu dangereux yi xoola Five bu fees dell ak tàngoor bi muy àndal nga dóor fa pompe à gaz parmi ña fa nekkoon ay jigéen ñii di ay asthmatique donc moo am benn faille sécuritaire bu fa am parce que ni nit ki def ba dugal fa pompe à gaz rek mënoon na def loolu ba dugal fa leneen ñun ñii gis nga sama kanam gaa ngi man ak Sele Mbaye dañu pompe ba xamatuñu fu ñuy taxaw donc loolu di problème gis nga Sidi bi mu génnee dem ñenn ñi dañ jàpp ni waa kër Wally Seck ñoo ko saboté mais bon bu ko waa kër Wally Seck di saboté à quel profit mooy yàlla rek moo xama layelu ma kenn mais damay jàngat à quel profit Sidi am na droit ambitionné fi Wally nekk te su ma bëggee yegg aussi tamit dana liggéey ñi mu àndal xam nañu ban plan de carrière lañ koy taayal moom Sidi Diop ku ju mel ne ay ñoom Matar Diop ak yooyu du ñu ay cuune ay ñoom Gilles su fekkee ni waa camp Wally ñoo ko def ci ñoom niñ ko waxee ñoom kon tooñ nañu wala kon bu boobaay dina nekk lu jaaxal nit ñi mais man ba jusqu'à preuve du contraire je ne pense pas à ça sincèrement ñoom aussi waaw pour bëgg créer buzz créer coow aussi mën nañ ko def seen biir parce que tamit waaw parce que xam nga lu nekk ci ama ñii nee nañu waa camp Wally ñoo ko def ñii nee na ñoom ñoo ko créé pour seen propre buzz lépp mën na ci am yàlla rek moo xam parce que mais ak lu mën a am musique la Sidi su jàppee ne que fi Wally yegg dafa yegg na ko job amul problème Wally su jàppee ne que fi Youssou Ndour yegg fa la bëgg a yegg amul problème na ko job art bi yaatu na l'essentiel mooy que nañu bëggal sénégalais rek mais bëggal leen ci fair play du affaire de groupe du affaire de gang du affaire de bandi du affaire tour de famille du affaire waasu du affaire ethnie du affaire dara musique la am na ñoo xam ne ñu ngi déglu musique te dégluwuñu Youssou Ndour am ñoom ñu ngi déglu musique te dégluwuñu Wally am ñoom ñu ngi déglu musique te dégluwuñu Sidi Diop ku ci nekk kala saf am ñoo xam Ndiaga Mbaye la ñuy déglu ba tey am na ñoo xam Ablaye Mbuub la ñuy déglu ba tey am ñoo xam Daaru Mbaye la ñuy déglu ba tey donc il faut que ñoom tamit ñu am yenn genre esprit yu sain mais li am Five démb su fay faral di am dana jur leneen te bu juree leen mën na jur ay gàllankoor ci carrière boy bi. nga jeexal ci benn actualité sa diggante ak sa copain Lirou. xam nga yàggoo di commentaire. ñaata nga def ci làmb. kii da doon théâtre moom da doon théâtre barki rasulilah doon théâtre fecckat la woon Petit Gallé. billaahi seen Petit Gallé. fekk na Oscar de vacances. si takk na gaynde bu jigéen. gaynde bu jigéen takk na ko moom mi. loolu yooyu yëpp gën seen Petit Gallé laa dégg. waaw seen Petit Gallé. dafa dem pour ñu jël ko seen Petit Gallé. dina ko summeeku mu summeeku dënd mu fees dell ak karaw. mu ne ko yow vie nga. toog fii bërki dem ne dootuma wax ci moom bàyyi naa ko à ma grande surprise dem mu fekk ma anniversaire u ñoom sa kër Saari Xule fekk ma fa songu ma jote fa ak man te jotewu ma ak moom dara fi ma toog laa toog nee naa la lépp rek ñu ngi ko jële woon ci cadre fo mais dem naa ba xam ni Lirou Diane bi ma ko seqal ab dof la te dof nag dafay am noo jëflantee ak moom fekk na ma fa poñe ma ci kanamu nit ñëpp cette fois-ci rien ne me fera reculer. Non, je vais le faire parce que est-ce que jar na ko comme ni nga waxee ne benn dof la boo non mais xam nga soo ko jëlee bu ko faan aussi. waaw mais soo ko jëlee noonu du la may jàmm na ko ay bokkam jël ko yóbbu ko raffinerie Fann faj ko wala ma yóbbu ko ci yoon ñu leeral sama diggante mu bàyyi ma tout tranquille Lirou Diane bokk ñu yoon man ak moom man du ma mbër bokk ma benn écurie man animateur laa na ma bàyyi tout tranquille te dina ma bàyyi ñu bëreeg may ñaan nag di wax mais ñi may ñaan dañu xamul Lirou Diane li may daj loo sonal na ma trop te nag cette fois-ci c'est la dernière. ñu jeexal ci benn actualité. le phénomène Mo Gates. coow li bëri na États-Unis la nekk Sénégal la day business am na xaalis créé na fi daal benn coow
ci événement boobu. ba su ma sañee wax dëgg ma naan li mu bëggoon la am. bi nga toogee di jàng actualité bi yow ban gis-gis nga ci am. moo gën naanute la xam nga bu yàggu rek décliné na ay ambition am ne dama bëgg jël mairie Grand Dakar moo gën xaw ma fu mu jàngee showbiz mais ku ko xam la mënoon na moo gën biñ ko nit ñi di xam du tey ci digganteem ak Wally Seck nangam ak nangam avril dëgg na fi yàlla mais donc yoon bii mu jaar pour dem gëm na ni que mooy yoon bi gën ci moom en tant que ku bëgg a dem li ci xew bari na day humilier nit ñi nii muy jël xaalis daa leen bale loo leen la lamp yi tàkk su fekkee ni que moom mi moom alalam mu ngi koy def te ñim koy jëfloo ñi koy def na nga ko def rek amul problème ah parce que ku ci nekk sa magum bopp nga quoi du dëgg man moo gën du ma bale loo xaalis du la ko bale loo du dëgg ñamu koy def loo bu fekkee nangu nañ ko te mën nañ ko jël jàpp ni mën nañ ko lekk amul problème mais moo gën mu ngi ci yoonam ku xam li muy def la d'après man ni ma ko jàngatee c'est un gars super intelligent benn gars la boo xam ne macha allah dafa am intelligence bu immense te fi mu jëm Sénégalais yu bëri xamuguñ ko te moom xam na ko te am na sax ay ambition dëgg làmb Sénégal non dama ni fi mu jëm laa wax en tout cas il va vers le positif loolu moom lu leer la mooy que am na xaalis il est jeune te xam na yoon te je me jàpp ne moom c'est un businessman non li mu bëgg moom hors pair la nekk hors pair loo ca fekk aussi moom mu ngi ci yoon non moom mu ngi ci yoonam déggoo li ma la wax fi mu jëm bés bu fa yeggee gars yi déggaat fi beneen prix bu garaaw loolu mais en tout cas man li ma koy wax mooy mention spéciale mooy que tëgg na li muy tëgg teg na ko les Sénégalais ont adhéré. te li mu def aussi dafa jafe. waaw nga jël ku mel ni Viviane. Ndiolé. Saneex Salam Diallo. Salam Diallo gaa yooyu yëpp teew. nga dajale leen ci benn dëkk. nga dajale leen ci benn dëkk. moo gën a cher fii ci États-Unis. billaay wallaay ñëw def fa la neex Viviane de ko ne nga ne ko am demal. waaw yow soxla ma teewul li nga bëggoon. show bi li ma ci soxla. mën naa ko def te lu ma sans yow donc moom ci yoonam la nekk. nañ ko bàyyi xel nag Yves naa la moo gën dina fi defaat affaire bu Sénégal yëpp di coow loolu maa la ko wax. maa ngi lay gërëm mon frère Yves jaajëf.